voilà donc bu ñu ko mënee tënk rek mooy jigéen ñi nga xam ne jàppuñ bawuñu. waaw jàppuñu bawuñu waaw mi ngi noonu la oustaz Seck waxoon demu si yàlla sax li ñuy wax ne boo waxee ñun la sëy teelul te ñam teelul te sëy teel macha allah ci loolu rek la ñu war a waxtaanee di ballu ñëpp ak rek ci li nga xam ne dafay nekk li nga xam ne léegi-léegi bu ñu waxee ni wal fajiri rajo askan bi la dafay am ñoo xam ne dañ ciy gis seen bopp te gis googu ñu ci gis seen bopp dafay am li nga xam ne dañ koy dund mu nekk lu leen metti wala lu leen xaw a jaaxal ñoom nag ñooy ñëw ba ci yow di la wax ne man dama bëgg lii ñu di ko waxtaanee te noonu mu ngi koy waxee dafay nekk njariñ boo xam ne xëy na peut-être boo ko waxee wala nga décortiquer ko wala kenn ku ci nekk indi ci avem après solution dina am wala ñoo xam naka lañ koy doxalee ba tax na Xadi ñu gis ni xale yu góor yi ñu ci bëree bëri am nañ yërmande sax ci jigéen ñi parce que xam nañu li ñuy dund dafa metti parce que ku ne xam na ni nekk ci sa kër di dund xëy na peut-être manqué woo dara yaa ngi ak say mooy ay tout nga ni doo sëy xamuñu lu ñu ragal la peut-être divorce yi bari na gis na tamit am ñoo xamante ni dañuy dégg rek parce que man ñi may waxtaane tey mooy jeune fille yi nga xam ne musuñu sëy mais musuñu bëgg a dugg ci sëy mais nag tamit taxul ñu garder téye seen bopp waaw ba tey dañuy am ay copains di nekk ak ñoom ci appartement yi nga xam ne fa ñu am possibilité nekk fa même bu du appartement sax di xëy na peut-être seen benn petit coin boo xam ne dañ fay nekk di dund mais toujours ñoom duñu vivre seul mais duñu vivre aussi ak seen i parents wala même bu fekkente da nga nekk ak sa benn parent bi nga xamante ni mi ngi ak moom parce que man damay wax ni toujours nit ki boo koy yilif da nga koy yilife dara mais nit ki boo ko mënul dimbali ci ay moyens mënoo ko dim peut-être yenn kilifteef fi mënoo ko am ci moom ba tax na même nga dund ak sa cousine wala nga dund ak sa leneen sax taxul nga tee nga def li nga xamante ne moom ko bëgg a def muy libertinage bi nga xam ne moom lañ seetlu ci xale jigéen ak seen copains yi li nga xam ne moom la ñu dund sans gêne nag voilà mu mel ne am nañ ci benn élément de reportage bu fekkente ni yemb na dañ ci def après ñëwaat ci waxtaan bi d'accord na nga def sama sëriñ waaw maa ngi lay ziar soxna si yow nag da nga ñëw tey wax ma wax problème bu xaw a doy waar mais dama koy leeral nit ñi xale jigéen yi nga xam ne duñu bëgg a sëy te duñu doyal góor yow gandi danga ko dund ay ca nettali nit ñi dégg waaw li ma lay wax ni lu am la dama ko dund dama ko dund na nga def sama sëriñ waaw maa ngi lay ziar soxna si yow nag da nga ñëw tey wax ma wax problème bu xaw a doy waar mais dama koy leeral nit ñi xale jigéen yi nga xam ne duñu bëgg a sëy te duñu doyal góor yow gandi danga ko dund ay ca nettali nit ñi dégg waaw li ma lay wax ni lu am la dama ko dund dama ko dund ndaxte xale yu jigéen yi man mën naa ni duñ doyal sexe daal laay wax ñenn ñi duñ doyal sexe dafa am koo xamante ni dañ nekkoon man ak moom mu yoroon appartement dëkk fa ak magam mais mag ji weekend dafa daan dem xam nga seen dëkk dafa daan dem seen dëkk bu ko defee moom daf may woo téléphone pour ma ñëw seen kër à chaque fois bu ma ñëwee seen kër nag waaw te balaa may ñëw sax dafa am loo xam day mooy njëkk a am mooy daf may yónnee paas daf may dugalal crédit bu doy ba nga xam ne duma am wax dëgg yàlla benn problème bu ko defee man bu ma ñëwee rek man ak moom dañ ko ciy nekkal te lu gën a garaaw mooy moom du doyal sexe dafa mel na ku accro heure moo ñëwee rek daf fiy nekk chaque week-end vendredi la même chose samedi nga defaat la même chose ba dimanche ci ngoon tamit danga ciy nekk ak moom waaw moom lan mooy bëgg-bëgg moom daal sexe rek la bëgg sexe rek mooy bëggam yow leneen am xaalis macha allah manquéwul dara mais moom daal sexe daal mooy problème du ko doyal daal du ko doyal waaye yow bi ngay dugg ci moom ba genre relation nga doon xaar ci moom waaw bi may dugg ci moom nag wax dëgg yàlla li ma wonoon ak après li ma fekk ci moom yamul daf laa ootal daal ba nga dugg daf ma ootal ba mu ñëw man nag après amoon naa problème pour génn ci parce que dafa demoon ci début bi dama demoon ba commencé ko bëgg parce que ndax li ma wonoon moo tax jikko bi ma wonoon alors que loolu mu wonoon lépp dara amu ci dafa nekkoon loo xamante ni dafa doon camoufler rek te moom xale la xale la parce que période boobu man ak moom ñoo maase woon je peux dire woon mos nga ko proposer mariage mës naa ko proposé mais boobu bi ma koy proposé ci début bi la woon da ngay gis xale bu ndaw boo xamante ni day nekk ak papaam nekk ak yaayam
mais day jéggi saa rek am yenn liberté yi jël appartement boppam papam du ko toppatoo yaayam du ko toppatoo du day def sax ba duñ ko lijjantee parce que duñ xamante ci lu mu ne bu ñëwee semaine bi benn yoon lay ñëw nuyu asalaamaaleykum maa ngi toog benn 30 minutes jël saagam demaat na ci appartement te appartement yi moom la yàlla xam doole xale bu jigéen kese ci appartement bul xam la mu fay def parce que man li ma dund nii rek loolu sax mën na firndeel lu bëri daal firndeel lu bëri kon daal gis nga ne appartement yi moo tax léegi xale yu jigéen ñi kenn nangootu ci sëy te góor daal moom duñ ko doyal waaw loolu la rek appartement ak sexe appartement sexe te des fois sax xam nga ñuy commencé di si boone yeneen mooy drogue bi di def ay drogue d'accord mais yow malgré lim la daan proposé noonu mu yomboon ci yow nga mel ni ku yor sa jabar ba daa nga protégé wu ak feebar yu bari yeeg yooyu waaw daan naa protégé wu nag parce que xam nga waaw sama bopp ma la gënal du bañ naa daal waaw léegi moom te dégg naa xale jigéen léegi ñooy yor seeni protect non ñoom ñoo koy jënd ñoom moom boo ko ñëwee ñoo koy jënd des fois nga gis koo xamante ni day dugg ci pharmacie bi xam nga wala mu dugg ci supérette bi laaj ci protect boo xamante ni des fois la muy jar la yàlla xam doy na daal dafay cher boo xamante ni da ngay ñëw voilà donc muy témoignage bi nga xamante ne recueillir nga ko Khayri nopp dalooti na ko moom waaw Khady moo ngi noonu xam nga bu ñuy wax genre thème yu mel nii léegi yow mi dugg ba ci biir da nga ci am déception parce que moom xëy na peut-être dafa amoon benn relation bu sérieux boo xam ne xalaatul woon ni xëy na peut-être xale bu jigéen bi lii mu wax yëpp ci moom moo ngi ci parce que nekkoon na xale ci jamono yooyu nga xam ne mi ngi ko doon xam ñoom ñaar ñu nekk di dund mu xamal ko ni ko moom dafa vierge daal xamul góor genre parce que bi ñu xamante relation yooyu lañ doon xamante kii nag dem na ba nga xam ne moom dem na ci moom demati ci moom ba xam ne yërëm na ko ba mënatu koo bàyyi pour moom xëy na ci moom rek la mel noonu mais ndekete benn jour bi amee ci moom confiance ba ñu changé ay compte kii ay WhatsApp ak affaire yooyu noonu ay nu mu tuddati ci Facebook bi après ci la dugg ci Facebook am xam ni moom effectivement lire benn message boo xamante ni mi ngi koy lancé tant de personnes yoo xamante ni ay góor lañ comme moom te même wax bi mu ko daan wax moom lay utilisé te boobu xolam commencé naa yàqu ci ndaw parce que daf ko yërëm te am na góor ñoo xam ne nag buñ la xasee xam bàyyi la mais am na góor ñoo xam buñ la xasee xam dañ lay yërëm dootuñu la bëggatee bàyyi te moom fekk na loolu moom sax dérangé wu ko parce que moom loolu mooy dundam ci loolu lay dund Khady mu mel ni loolu tamit tey moom la ñu bëgg a waxtaane mu nekk benn phénomène boo xam ne gis nañ ni jigéen ñi ñu ci bari léegi daal jël nañ ko xëy na nag du question que ni ñi nekk ci appartement yi wala ñi nekk di dund yëpp dañu nekk nit ñu bon parce que dëkk bi léegi xat na xat boo xam ne c'est métti na aussi ba léeg-léeg da ngay nekk sa propre parents yi nga xam ne sax dañ lay war a soutenir mais de façon tellement day métti ba yow nga dem ak sa ay faible moyens sax dafay gën te loolu tamit nit daana ko def mais dafa daan yokku jom dafa daan yokku courage parce que léeg-léegi nga teel a responsable xam li lay xaar xam li la war du tee yaa ngi sa coin mais yaa ngi jàppale sa bopp yaa ngi jàppale say parents loolu gis nañ ko fi aussi du jeex bu ñuy wax tamit généraliser wul ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci appartement yi parce que am nañu fa nekk ñoo xamee seet nii macha allah ñu ngi topp li nga xam ne moom la ñu war a topp muy seen liggéey di toppatoo li nga xamee seet ni tamit ca lañ war a nekk muy seen diine ak li nga xam ne tamit war nañ koo def donc mais bu ñuy wax dañuy wax ci cas exceptionnel yi nga xam ne dañ koy gis ci xale yu jigéen yi bari na ci ñoo xam ne tamit xëy na peut-être du seen coobare bopp amaana li nga xamee seet nii góor ñu ngi daw sax ci sa ginnaaw pour tourner la ci li nga xamee seet ni moom nga nekk mu xam ne lii du yoon bu baax parce que topp góor ñi di collectionné di dem góor goo gis tëdd ak moom te xëy na xamoo ndax feebar ak yu demee noonu yooyu yëpp mi ngi ca te du ñëpp ñooy protégé wu am na góor ñoo xamante ni seen allure fu mu toll rek ci noonu la ñuy doxee ak yow donc mën nañoo ñëw wàlla feebar comme yow mën nga am feebar wàllu ko ñeneen te loolu boo ko defee tamit di citoyen yi nekk ci sa réew xam ne yaa ngi fay def loo xamante ni vraiment am nga ci part de responsabilité ak feebar yu bari yëpp yu demee noonu Khady ba tax na gis nañ ni peut-être ñu ci bari xale yu ci bari ñu di ko def tamit am na ñoo xamante ni bi ñu nekkee xale dañuy am ay viol yoo xam ne dañ ko doon dund teel a xam góor dafa bokk ci ñi nga xamante ni lu ci bari bari du ñu doyal góor mais kii nag cas bi nga xam ne moo ko gën a jaaxal dafa mën a wax ni ma comme yéen xëy na peut-être wal fajir yéen da ngeen am ay ñoo xamante ni da ngeen leen laaj seen i cas xëy na peut-être comme dafa kii woon trop amu woon temps mais toujours dañuy wax ne am na góor yoo xam ne dañu doyal jigéen ñu ne ñooñu dañoo feebar mais jigéen ñi nga xam tamit du ñu doyal góor ndax ñooñu dañoo feebar ma ne ko yaakaar naa dañoo feebar waaye nag réponse bi du ay tâtonnement dafa nekk li nga xamante ni da nga koo war a laaj ba am ci lu la leer nañi soog cee war a mën a wax Khady mu mel ni moom dafa accro wala dafa feebar parce que xale boo xamante ni yow amagoo 18 ans te góor moom mën nga di ko da nga mel ni kuy lekk wala kuy naan moom nee na man dama doon dem ba man mujj gi man damay daw mais yooyu daal en tout cas am nañ ci li nga xamante ni comme yàgg nañ ko waxtaane di xam ne xale yi daal ci dès le bas âge ñu leen di seetlu même bu fekkente ne parfois dañu am ay viol
conséquence viol yi daf ci bokk am na ñi nga xam dañ fay dogee ragal góor ba faaw mais am na ñoo xamante ne dañ fay doxee yàqu ba faaw waaw parce que niñ koy teel a xamee moo tax donc moo xam ne même jigéen ñi sax boo gisoon ñu doon bëgg ñuy teel a sëy parce que dafa bokk li nga xamante ni tamit dafay baax ci néegu sëy que jigéen dafa warul ragal góor jigéen warul ragal jëkkëram war na ko ñemee ba saa bu ko soxlaa mu yombalal ko li nga xamante ni moom mooy lal bi donc ba taxoon na nit ki da nga ko daan jël di ko teel a maye pour muy xam teel a xam lan mooy góor mais léegi sax da ngay gis ñi nga xamante ni dañuy dem ba romb 45 ans ñooñu ba fu ñu mën a yem xam ne du ñemee góor dañ koy ragal parce que dañ ko yeex xam ci façon bu métti ak yu demee noonu donc ba tax na kon yu mel nii dañ koy gis mais dund appartement bi aussi du choix parfois li koy indi am na ñi nga xamante ni seen parents yi dañuy nekk à l'étranger nga nekk sa kër tonton wala nga nekk sa kër tante lu mu am da ko fa yónnee te du yow du tax nga nekk à l'aise parce que doo lekk bu baax dañ lay xatal ci kër gi da nga fay sonn yu demee noonu dina tax ñu bari dañuy volontaire léegi jël seen appartement jël seen i doom dugal fa pour ñu mën a nekk à l'aise pour ñu mën a jàng am na ñi nga xam tamit dañuy préférer nekk ci ay appartement pour être seul parce que da ngay bëgg a concentré wu da ngay bëgg a jàng da ngay bëgg a def leneen ak leneen am na ñi nga xam tamit dañ koy bëgg a def sa uniquement pour bëgg a jaamu yàlla ni ñu ko bëggee parce que xëy na kër gi nga nekk vie bi nga fa gis ak yow vie bi ngay nekk du ñu nekk benn tax na nga préféré nekk ci appartement yi am na ñi nga xamante ne tamit dañuy gis ni xëy na peut-être dañuy nekk am ay parents yoo xam ne du ñu nekk ci capitale bi xëy na peut-être dañuy sori ak yu demee noonu donc da ngay ut te mbokk moo mën a nekk xëy na peut-être yàpp nga ne di nga ko sonal ak yu demee noonu nga jël sa doom dugal ko ci appartement utal ko appartement mu nekk ci di dund pour nekk à l'aise donc kon bari na ci loo xamante ne lu ci bari nit ñaa ngi daw di uti appartement yi waaye loolu moo tax mais xadi ak lu mu ci mën di doon rek dinañ gis ni saytaane léegi-léegi wala li ñuy wax ni wéetaay baaxul parfois moo lay dugal ci li nga xamante ni sax nekkul woon sa jikko wala sa habitude parce que bu fekkente ni da ngay wéet toujours nga sentir yow ci libre amoo kenn ku la naan yow déet bul dem wala yu demee noonu mën nga dem ba mbirum saytaane dugg la wala nga jàpp yow yaa moom sa bopp lu la neex ngay def ba tax na yu bari dina dugal nit ci genre yu mel nii nga xam ne tey jii gis nañ ko kii nga xam ne mooy xale góor bi ñëw déclaré ko ci jeune fille boo xam dafa nekk di dund ak moom mais tamit di ngay gis ñoo xamante ne dinañ nekk ensemble di nga nekk sa cousine ak yu demee noonu te lu tax mu mën laa freiner parce que nit ñi léegi da ngay am kilifa waaye kilifa gi day fekk mu mënal la dara parce que li ñuy wax ni ku ëmb sa sankal nga ëmb sa turam ku la yor ku nekk yiir la mais nit ki bu fekkente ni yoru la amul lu muy kii waxu kese nit ñi faaleetuñu loolu am na ci xale yoo xam ne tamit ak condition yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a dund ak seen parents yi ñoom li ñuy dund dadul nekk benn xadi nag am na mag ñoo xam ne dañoo dox seen vie ba mu jeex ñu bëgg a ñëw nag taxaw ci xefu xale yi tamit lii ngay def di la conditionné une fois nga am sa dara rek da nga naan non man xaaral ma dem dund sama dund parce que tamit du question que ni dund boobu ngay dund dafa jote ak lu bon dara dina tax tamit xale yi fipp di dugg ci appartement yi wala nga nekk fa di dund ba finalement lu bon fekk la fa ba yow dootu nga mel ni ku accro góor gu bon aussi mën na la fekk parce que dañuy wax ni nit da ngay am kilifa Olof Njaay dafay wax ni picc nee na moom garab gu ko neex lay tong mais borom lance-pierre dafa yor lance-pierre picc bu ko neex lay diir te bu ko rayee kenn du wax donc kon xale yi dañu war a am kilifa di toog ci biir kër yi malgré nu mu mën a mel ma bu fekkente ni sa parent dafa nekk en Europe wala ñàkkul nga war a mën a nekk ak sa oncle parce que dina la protéger jigéen yàqu na te góor a ko fekk fa mu nekk yàqu ko def ko loo xam ne surtout dootu bàyyi góor ba faaw saa bu ko soxlaa rek day dem ci moom te xëy na peut-être après dootu yam ci moom day continuer di def yu mel noonu xadi daal mu nekk li nga xamante ni daal doy na waar également am na góor yu yàqu yoo xamante ne jigéen moom moo leen yàq par exemple kaaw kii nga xamante ne bu ñu demee ba ku góor ki ci boppam moom mooy daw ça veut dire que àdduna wëlbatiku na un peu et man je trouve que le fait qu'elle veuille pas se marier conséquence la justement de vie bi nga xamante ne moom la bëgg a mener parce que boo demee ba am jëkkër ci sa jëkkër boobu ngay yem mais bu fekkee da nga bëgg a yor sa appartement di collectionner justement mariage arrangé wul déedéet mariage moom du la arrangé mais dem nañ ba léegi xale jigéen ñi sax gis nañ ni yaakaar naa loolu beneen thème la te dinañ ci ñëw que léegi am jëkkër am far moom du dara parce que dafa xew ñoom noonu lañ koy waxtaanee nëbbuñu ko borom taximan parce que borom benn taximan moo ma ko wax nëbbuñu ko borom taximan yi da ngay yor sa jëkkër am sa far te lu mel ni moo koy indi parce que da ngay dem ba yow sa jëkkër dootu la doy xale nag mu mel ni gis nga lii même boo ko amee xëy na peut-être kii daf ci nekk cas bu exceptionnel mais góor ñi sax amatuñ confiance ci jigéen bu bëgg góor da ngay yor sa jabar yow sa jëkkër sax nga soxla ko de façon boo xam day dem bu mujj ginnaaw man sama jabar ji wóolu ma koo xam ne doo doyul góor donc kon am na yi nga xamante ne boo amagul jëkkër war ngaa mën a am benn maîtrise ci sa bopp léegi xale jigéen ñu bëri bu ñu bëgg sëy dañu gis ni ku jigéen ki day yàkkam sax ku góor ki proposé ko sëy ba mu dugg ci vu que liñ ci dëxañ jaamu yàlla métti na gaa amaana méttit bi moo tax par exemple fi nga xamante ne da nga am sa appartement ku la neex dugg ku la neex génn mais sëy dañ lay tënk ci dara di nga togg di nga yekk di nga boot ay doom di nga tëdd da ngay manque de liberté mais manque de liberté boobu ñu ciy daw ak coono bi nga xamante ne dañ ciy daw dina dem ba suba moo ñuy jural coono parce que tu es jeune lépp loo soxla yow yaa
yaa koy jëli waaye bu màggetaay dugguwee bu subaa lépp loo soxla rek doo ko mën a jëli amaana doom bi nga doon yar wala dara kon bu ñu ragal di sacrifier suñu liberté ragal dugg ci néegu sëy ndax coono bi ñu ciy fekk parce que suñu njëriñ la bu ëllëgee doom yi ñu ciy am ñooñu mën a aw en cas de maladie wala bu vieillesse. Il s'agit de ragal sacrifier liberté, il s'agit juste de bëgg dund seen dund bi nga xamante ne moom lay dund. Ça ne va pas avec un mariage en fait. mais au fait xam nga lii forme de liberté la boo xamante ne bëggoo ko yàq parce que bu fekkoon ni ci sëy la nekk tey du ko mën du mën entrée et sortie du mën yooyu am na ñoo xamante ne xat yi le fait que ñuy xëy di dem marché di togg di yekk rek découragé na leen ci sëy parce que rêvé wuñu une vie comme ça alors que nekk mag plus tard day ñëw. mais Binta xam nga ñu ci bari sax léeg-léeg da ngay dugg ci góor goo xamante ne daf lay mën a loolu yëpp am na góor ñoo xam ne pare nañ pour utal la bon même bu doon te ñaari bon la am na ñoo xam ne pare nañ pour dem ñoom ci seen ay mbokk seet fa koo xam ne même bu fekkente ne da nga ne bon bi kii day xëy day korité ji wala day tabaski seen kenn ci ay mbokk yoo xam ne daf koy jaral ñu def ci moom loolu ak loolu pour seen jabar mën a nekk à l'aise mais dafa nekk yenn yoo xamante ne parfois ci jigéen ñi lay doon yow da nga dul mën a yem ci benn góor ba pare tamit man toujours dama koy wax ni góor ñi nañu bàyyi takk jabar jour bañ la takkee lañ la bàyyee wax je t'aime bu ñu liggéeyee duñ la woo amatuñ ci yow soxla tant que ñëwuñ ci kër gi yow nga nekk sa appartement da ngay wéet parfois da ngay bëgg koo waxal parfois da ngay bëgg ku lay nemmee li nga def dafa rafet nga dugal sa statut ñu commenté léegi loolu liberté boobu noonu nga xam da nga koy sentir parce que ñii ragaluñu sëy na xamagul lan mooy sëy nit ki li ngay ragal day fekk nga xam ko xamaguñ ko duggaguñ ci sax donc yu mel noonu dafay tax ne parfois daal loolu lu ci gën a bari tax na leen ñu bëggal libre daal ñoom continuer rek nekk seen liberté. La question véritablement c'est de savoir est-ce que jigéen bu bëgg góor dafa feebar wala dafa am wér-gu-yaram bu jéggi dayoo. waaw loolu de moom question la. waaw ci li ma xalaatee nii quoi réflexion faite pour man jigéen bu bëgg góor ñaar la quoi ou dafa feebar wala dafa am wér-gu-yaram bu jéggi dayoo te plutôt sax man ci sama xalaatu bopp avec mes limites je ne suis pas médecin mais pour man jigéen bu bëgg góor c'est parce que dafa am wér-gu-yaram c'est parce que c'est un ay kii de bonne santé la ay symptôme de bonne santé la parce que nit la quoi boo nekkee xale nga doon jigéen da ngay màgg sa yaram di développé sa yaram am yu muy laaj ngay nekk ci ay ovulation jigéen bu bëgg góor au point de collectionner ay góor di ko sekk ak Demba Pathé et cetera et au point de outrepasser suñu culture sa religion et cetera ba koy def hors mariage je pense que tu es plus malade qu'autre chose. non mun nga bañ a feebar c'est juste que rek liberté bi nga ci am ak te xel bu dal bi nga ci am kese la mooy différence bi mënoon nekk la même femme ba pare nekk ci biir sëyam bëgg góor yaa ngi koy wax léegi koo xam ne peut-être jabaram day dem ba day soupçonner jabaram parce que tellement que jabar ji dafay am envie lu bari et cetera kooku bu nekkul woon ku am jëkkër par exemple dina peut-être dina doxalee noonu des fois aussi du foofu rek la ñuy yem dañuy soxla aussi au-delà du fait que dañuy bëgg góor dañuy soxla ay moyens dañuy soxla un certain confort boo xam ne xëy na il faut que ñuy mën di dajale plusieurs góor en réalité pour que ñu mën leen di toppatoo et puis de mën a assurer seen confort ba pare au-delà de ça. mais dans ce cas-ci ku góor ki mu ngi nekk la fille moom mooy assurer transport am moom moo koy toppatoo et cetera donc elle a pas besoin de confort en fait. c'est-à-dire que mun na ba waaw foofu noonu mun na fa am lu ko neex elle peut être satisfaite mais aussi peut-être que ci wàllu sexualité bi aussi dafa soxla di toll ci benn niveau boo xam ne peut-être le seul garçon ne peut pas le lui octroyer tout simplement moi je pense que ci nit ki la quoi te gëm naa ni à la base ku bëgg góor dëgg-dëgg nga normal sa xel dal voilà et puis amuloo yenn influence yi wàllu suñu culture ba gi demee noonu forcément da nga ci dem nu la neexee boo demee dans les pays comme en Afrique centrale yenn dëkk yi xam ne ay Afrique noire la ñu une part de l'Afrique noire nga xam ne on n'a pas forcément la même culture et ben ils sont ou elles sont vachement à l'aise par rapport à ça parce que c'est de la consommation qu'il faut voir même pas plus loin que la Guinée une partie de la Guinée-Conakry da nga fi même jigéen yi am far ni sax da ngay am far ni da ngay am jëkkër sa far ñëw di la seet ci biir kër gi man c'est une amie guinéenne me l'a dit li may wax ni te nee na Alioune c'est très fréquent surtout chez une partie de une benn espèce ethnie quoi boo xam ne mi ngi foofu bëgguma tudd tur bi quoi. Je pense que il y a deux choses yoo xamante ne mën nañu ko ci retenir
dafa dem ba nekk addict bon bu fekkee ne li femme bi wax li waa ji wax ak femme bi mais en waa ji tamit man je sais pas mënuñ ko sànni femme bi excuser ko moom c'est trop simple c'est trop simpliste nee na bi mu ciy dugg si ay kàddoom lu baax la bëggoon relation bu sérieuse mais dugg nga si jam nga ça s'est fait une fois tu sais à quoi s'en tenir boo continuer yow la c'est-à-dire mënuñ jël lépp sànni ko sur si femme bi ne femme bi moo bon que surtout ça parce que moom sur le compte de mbëggeel après l'amour le cœur a ses raisons que la raison ignore on n'a pas plus envie et tout le temps envie de lui faire l'amour aussi pour être beaucoup plus réfléchi mais xam nga bu fekkoonte ni peut-être moom day xaar peut-être comme parce que vendredi soir moom itamit lay demee ni ko yor jabaram xam nga ku góor ki tamit kenn du wax ko jigéen ki rek waaw ñoo yem parce que yow bu fekkente ni tamit yow góor nga war ngaa mën a xalaat ni yow tamit sa ndaw gi da nga ko war a mën a téye parce que boo demee ba nekk mag am na yi nga xamante ne après yow tamit da nga ko war a soxla dañ fi gis ay mag ñoo xam ne dañuy dem ba am 70 ans plus de 70 ans di am ay doom nga gis góor ñoo xam ne dañuy même pas 50 ans sax ñu tële parce que bi ñu nekkee xale dañoo fo yow xale boo xam ne donte ne yow ka ngay dem xale la sax comme yow mais vendredi soir ngay dem fanaan dimanche ba dimanche soir nga jël say bagage loolu xadi dafa nekk li nga xamante ne xaw na doy waar mais daal en tout cas lu ñu ci mën di demee comme ni ko Aline waxee ñun dañuy am li nga xamante ne xëy na peut-être même bu fekkente ni sax suñu sensibilité da koy laaj dañ ko war a dañ ko war a téye parce que suñu am na loo xamante ne ñun moomuñu ko même bu fekkente ni sa jëkkër la sax parce que tout le temps waroo nekk ak sa jëkkër sax abusé wu ci loolu parce que n'importe quelle heure wala n'importe quel moment war na la mën a tàggu ni maa ngi dem voyage te loolu da nga ko war a mën a muñ am na loo xamante ni c'est psychologique dañuy wax ni jigéen mënul divorcer téye boppam wala genre yu demee noonu wala xale bu jigéen mënul téye boppam tant d'années pour ñàkk am jëkkër non waaw mais quand même xadi daal mbir mi ngi noonu nekk nañ nag ci dëkk boo xamante ni trahison mensonge ak yu demee noonu tax na nit ñi kenn bëggut la dëkk ak kenn koo gis di ko xool sa yaa ngi ko xoolee bëtu ennemi ak yu demee noonu voilà xanaa rek kon di def rek tàggatoo bu dul tàggatoo xadi di nuyu waa Tiwaawan di nuyu sama xalifa général bu baax a baax sëñ Mbaye Sy Mansour waaye tamit maa ngi nuyu Issa Laye 12e gaynde maa ngi ko nuyu Mor ak Babacar ñu nekk ci kër gi waa 12e gaynde yëpp daal maa ngi leen di nuyu waaw Babacar ak yow ci nga bokk waaw maa ngi ci 12e gaynde gi waaw gis nga macha allah di nuyu ñëpp rek di ñaan rek coupe bi ñëw Sénégal daal voilà donc di ko remercier bu baax a baax moom Khayri di nuyu beneen 12e gaynde boo xam ne il vient de nous rejoindre borom anniversaire bu neex bi borom gâteau cere beeg Ngourbane jërëjëf fay naa la Khady colonel Guèye di leen nuyu yéen ñëpp seq plateau petit déj di nuyu tamit suñu mbokku téléspectateurs yi ndax ci waxtu wi la ñu ngi taataan Walfadjri di leeru jamono. c'est vrai alors ñu ubbi volet bi nga xamante ne moom mu ngi ci émission bi